Pour plus de vidéos d'informations, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Thiaroye Info TV. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. ci jamono ji muy tajanook taskatu xibaar yi Mbaye Sène bokk fi nga xam ne moo di Benno Bokk Yaakaar samp na ab ndëndëm ngir daal di laaj li nga xam ne rek moo di commune bu Thiaroye Gare ba tax na sax mu ngi ci dellu si waat. donc ñun suñu programme tey dañoo bëgg a taxaw siggil Thiaroye la route 103 waxtaan naa si ak waa AGEROUTE ñu wax ma financement bi si construction route des Niayes bi la bokk mais man dama gëm ni financement boobu dafa yeex parce que tronçon boo xam ne matul kilomètre 800 mètres la waruñu fay toog di xaar financement boo xam ne day jëm 1 wala 2 ans am na loo xam ne nag c'est la responsabilité de l'État. ci noonu sax boobule leader politique ma ngay dellu si sax ci jafe-jafe yi nga xam ne nag ñu ngi koy nemmeeku fii ci diwaanu Thiaroye Gare lu ci mel ni rek ay tali yu bon waaye tamit wàllum inondation nga xam ni daf leen sonal lool. boo xam ne dafa nekk une prison à ciel ouvert parce que tey boo xoolee tali yi fi nekk amul benn tali bu baax gis ngeen tali Diallo bi gis ngeen tali bi nga xam ne moom lañ sëkk ak waa ginnaaw raay gis ngeen la route 103 gis ngeen tali Diamaguène bi donc muy jafe-jafe yoo xam ne jafe-jafe yu métti la c'est vrai que le président Macky Sall ñëwoon na département de Pikine lancé projet bi juin 2016 mooy la route des Niayes mais gis nañ projet boobu depuis juin 2016 ba tey ak génnagul Malika donc jafe-jafe yooyu nag 4 ans boobu ba léegi travaux yi lancé nañ ko donc lu ñu ñaan mooy vraiment c'est une question de dignité humaine maanaam ñun ñu dëkk Thiaroye ak ñu dëkk Sacré-Cœur ak ñun ñu dëkk Guédiawaye ñun ñëpp la ñu war a yemale donc situation ñuy dund état bi la ñuy interpellé parce que ça ne relève pas des compétences du maire. route 103 bi depuis 96 ba tey dafa nekk si vraiment situation bu metti te boo gisee route 103 bi dañu naan route 103D mooy route boo xam ne moom moo nekkoon route départementale route boobu moom moo war a xettali Thiaroye moom moo war a xettali commerçant yi mais boobu ba léegi chaque année dañuy jël ay engagements yoo xam ni duñ ko respecté ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye moo fi nekkoon ñëwoon na fi ànd ak son homologue ñu ñëw wax jël ay engagement mais ba tey jëluñu ko bu nawet bi jotee quartier Layène dañuy dund jafe-jafe yu métti commerçant yi dañuy dund jafe-jafe yu métti boo xoolee commerçant yu bëri commencé nañ gën a Thiaroye ñi ngi dem Kër Massar ñi ngi dem Yëmbal ñi ngi dem feneen ndaxte accessibilité marché bi donc route boobu tamit dañuy wax ba manière sonal le président Macky Sall route bi matul benn kilomètre commerçant yi Thiaroye ñëpp fa la ñuy jaar nañ koy ñaan ñu defaral ñu ko nu mu gën a gaawee jafe-jafe yi bëri na boo xoolee Thiaroye infrastructure yi fi nekk yëpp muy hôpital bi muy école yi muy maison de la femme muy centre polyvalent lépp si camp bi lañ ko tabax mais militaire dañoo xëy rek miire lépp ba tey population bi amatuñu accès tey maison de la femme kenn mënut fa dem centre polyvalent kenn mënu fa dem ndax dañ ko miire terrain bi ñu amoon jàpp ni terrain municipal la militaire yi dindi nañ ne ne nekkatul terrain municipal terrain militaire la donc loolu nag dañoo jàppoon ay acquis la ndaxte Abdoulaye Wade daf ko mayoon waa Thiaroye donc yooyu nag bu ñu ñëwee ba dund yooyu militaire yi dañoon dund wax dëgg yàlla lu ñuy wax naan dund bu jaar yoon dund bu neex ak ñoom mais situation yi ñu dund ak Thiaroye wax dëgg yàlla du lu gën. Mbaye Sène sax di leeral bu baax a baax maire bi nga xam ne nag moo fi nekk jamono ji ndax jàpp na ni rek dafa daal di duggal li nga xam ne moo di njuuj njaaj ci li nga xam ne moo di gestion wam. tey dëkk lu ko yor mooy investissement Thiaroye budget 850 millions ñu ne taux de recouvrement bi 54% la am nañ 450 millions maire bu retourné na ni xaalis boobu 90% fonctionnement la maanaam 408 millions fonctionnement la ko def 10% maanaam 48 millions moom mooy investissement day wan ni kooku amul ambition day wan ni kooku bëggul liggéey ndaxte dëkk investissement moo ko yor te boo xoolee si biir budget bi boo duggee si xaalis boo xam ni moom moo jógee trésor public ñëw Thiaroye ñu def ko si compte administratif yi pàcc bi ñu wax yëpp lépp dara du si dëgg man mii di wax ak yéen damay politique waaye maay secrétaire général Mosquée Amdalaay 1 boo xoolee si budget bi am na xaalis boo xam ni dem nañ trésor génne 5 millions na ne investis dañuy subventionné jàkka yi alors que jàkka yi imam yaa ngi si biir chef de quartier yaa ngi si biir ñëpp nee nañ 2011 lañ gëj a gis xaalis bu jógee si état boo duggee lu mel ni tey curage des caniveaux waaye dëkk bu amul canal Thiaroye amul canal inondation yi ñuy bëgg a rey maire bi dani def na 15 millions sur curage des caniveaux nga jël lu mel ni dëkk bi Thiaroye saa daal Thiaroye bokk na si commune yi gën a salté si Sénégal maire bi na ni def na si 68 millions pour Thiaroye jak pour Thiaroye 7 boo Thiaroye tey
amul parc automobile Thiaroye benn oto la am maire bi muy corbillard maire bi nee na entretien véhicule yi def na si 27 millions donc loolu damay lim rek mais mënoon naa leen budget bi yëpp pour war neen li nit boo nee def naa fii population bu fi nekk buñ ne gisuñu ko day wane ne xaalis boobu yaa détournement dispositif te loolu nag wax dëgg yàlla day dama naan amuñu équipe municipale dañoo am une association de malfaiteurs parce que lu mel ni alalu askan ñu dénk la ko population bi gisuñu ko dañuy jox dëgg population sénégalais majeure partie bi ñu naan politiciens ñëpp ñoo yem parce que lu ñu naan la faute est individuelle mais la sanction est collective parce que ñun ay ci boobu la gestion sax lay dellu si waat ndax jàpp na ni sax ki nga xam ni moo yore commune Thiaroye Gare ci jamono ji li nga xam ni rek moom lay dugal ci boobu les commune nekk na loo xamante ni néew la lool tax sax am na ay projet yoo xamante ni dafa am li nga xam ne moom la ñuy wax détournement d'objectif. ñun ñëpp dañuy tout sauf le maire bi tey dama ne wax ñaar bu waxee taxaw man damay jël engagement ne ni maire Thiaroye bu taxawee ne ni budget Thiaroye def naa ko fii wala mu tooxaw ne ni au niveau des alliés am naa si lu mat 5 alliés man ma bàyyi ko bu jiitu tey amul kenn koo xam ne ànd naa ak moom Thiaroye donc politique nag c'est là de la majorité comme que il est devenu je ne parle pas minoritaire mais appartient au passé donc moo tax ñu nag ñu commencé taxaw commencé joxante loxo fii nag du question sax Benno Bokk Yaakaar ji ngeen waa PDS ji ngeen waa Taxawu Ndakaaru gis ngeen waa PASTEF gis ngeen ñëpp parce que élection locale la wàllu dëkk bi la waaw recette yi moom man dem naa waxtaan ak délégué marché yi maanaam marché bi lu muy génn si ay taxes maire bi dafa bind ni 136 millions mooy génn si ay taxes 136 millions boo ko divisé presque day nekk 250 000 par jour alors que ji nga marché Thiaroye conteneur da ngay fay 90 000 pour nga dugg wàcce à partir de 6 heures du matin oto yu jugee ñaay boo jugee ñaay nga dugg Thiaroye balaa nga wàcce da ngay fay 50 000 pour nga wàcce say marchandises donc dina am au moins 20 oto yoo xam ne dañuy wàcc 20 oto yi rek boo xoolee 1 million la bokkul ak ñoo xam ne moom la ñuy fay taxe benn waa joo xam ne day liggéey si ñuy récupérer taxe bi nee na ma maire bi ñun lu ñuy récupérer si marché yi toll na si 100 millions alors que maire bi nee na 136 millions lay génn moo tax ba ma ko waxee commerçant yi dañoo jaaxle commerçant yi dañoo tiit moom nag loolu day wan ni loo xam ne war naa mën a dugal 1 milliard 500 yow nga ni 136 millions moo dugg am na détournement d'objectif am na détournement d'argent loolu nag mbirum njuuj njàcc boo xam ne dañ ciy taxaw war si dem tribunal war laaj loo xam ne parce que dafa yomb. nekk ci wàccaayu élection locale yi te li ci des bareetul benn yoon ba tax na rek ñi nga xam ni ñooy askanu Thiaroye jàpp nañ ni rek ki nga xam ne mooy Mbaye Sène dina nekk maire bi nga xam ni rek moo nar a ci fii ci diwaanu Thiaroye Gare. ngir gën a mën a jot ay vidéo xibaar aboneel ci chaîne YouTube bu Thiaroye Info TV.